mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di dalal ci seen télévision du Parlement TV di am kontaan ak mbégte di waxtaane li nga xamante ni moom moo soxal askan wi ci li nga xamante ni moom mooy seen émission bu ñu duppee parole aux députés li nga xamante ni moom mooy Parlement TV dafa nekk ab télévision boo xamante ni ñu ngi ko samp ci groupe bi di Africa Multimédia di waxtaane lépp li nga xamante ni moom mooy xew ci pencu ndaw réew mi te nag ñuy dalal ci seen émission ki nga xamante ni ab député la di Cheikh Abiboulaye Dieye ñu gën ko xam ci turu Cheikh Bamba Dieye nekk itam ab homme politique waaye itam nekkoon ab maire bu diwaan bi di Ndar Géej di Saint-Louis du Sénégal moom Cheikh Abiboulaye Dieye nekk na ku jiite parti bi di Front pour le socialisme et la démocratie bu Benno Jubal nekkoon itam ay jëwriñ ci jamono yi ñu génn maanaam mu nekkoon jëwriñ ci lu ñu duppee ministre de la communication des télécommunications et de l'économie numérique doon itam ministre de l'aménagement territorial et des collectivités locales nekkoon itam ab nit koo xamante ni dañ ko ràññeeloo ci li nga xamante ni moom mooy engagement ci wàllu politique doon itam ab ingénieur de profession. Honorable asalaamaaleykum. aleykum salaam Saloum. maa ngi lay nuyu di am kontante di am mbégte lool nga daal ñu fi nga xamante ni moom mooy sa siège ak ci biir bu yaaññi bi yëpp. maa ngi lay sant bu baax di leen gërëm yéen ñëpp yow ak sa équipe bi nga àndal ak mboolem Parlement TV di am mbégte bu baax a baax di waxtaan ci loo xamee ni moom la ñu Sénégal sas muy teewal leen ci penc ma nga xamee ni mooy assemblée nationale te di am yaakaar ni suñu waxtaan wi dina yaatu dina am solo te dina amal njëriñ nit ñi. di ci profité nag di nuyu seen mbooleem téléspectateurs yi et di bëgg vraiment ñu dem ci biir waxtaan wi incha allah. incha allah laata loolu nag dañuy jaale ki nga xamante ni sa naataango la nekkoon fële fi nga xamante ni mooy ci pencu ndaw réew mi di soxna su fa génn àdduna di Marie-Louise Diouf di ko jaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si pencu ndaw réew mi di la ko jaale di ko ñaan yàlla daal di koy xare aljanna. honorable jamono yi génn daal di ndar képp li nga xamante ni. moom mooy marathon budgétaire ñu dooroon ko ñaar fan ak juróom-benn ci weeru novembre daal di koy nder képp fukki fan ak ñaar ci weeru décembre nga nekkoon foofu fi nga xamante ni mooy si pencu ndaw réew mi ana nan nga jàngate li nga xamante ni moom mooy marathon budgétaire bu atum 2021. dama lay sant d'abord si jaal bi te di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu jaal ñun ñëpp jëm ci suñu mbokk moom nga xamee ne ñun ak ñoom ñoo bokkoon ci assemblée bi muy Marie-Louise te di ñaan yàlla mi dara tawul mu xare ka àjjana dafa mu nekk yàlla na ko gën fii fuuf fii mu jógee nii li nga wax nag dafa di lenn ci chartu assemblée nationale moo di voter budget wu Sénégal ñu koy wax loi de finance wu 2021 bi nag ñun ñëpp ñoo ko xamandoo ni dafa ñëw ci contexte bu xaw a doy waar ñu génn wala ñu nekk ba léegi ci biir Covid 19 bi te di ñaan yàlla mu teggil ñu feebar boobu ngir économie bi koom-koom bi dem beeg dikk bi. ak liberté yi nit ñi war a am ñu mën ko am ngir ñu mën a tal suñu bopp tal suñu réew donc contexte boobu xëy na moo indi ralentissement économie mondiale yépp te Sénégal mucc si mais constat yi ñuy def su fekkente ni yàgg nga dox ci budget da ngay xam ni ce sont les mêmes équilibres ce sont les mêmes tendances maanaam fañ daan teg seen tànk démb ak bërki démb yoon yeen daan di jaar dafa mel ni rek dañ ko copier coller moom la ñuy indilaat. ñu jàpp ni daal dara soppeeku fa. ci formalisme bi. parce que tey jii boo déggee ñu ne la sa budget 4580 presque 90 milliards la waaw nga xamee ni dafa yokk presque de 373 milliards ba pare ñuy projeté benn croissance su 5 point quelque ci jamono joo xamee ni l'économie mondiale dafa nekk au ralentissement ba ñu naan récession day wane ni kon nit ñi am nañu problème d'adaptation am nañu problème de lecture moom laa doon wax ministre bi ni ko budget yi yàgg na. niro lool émané budget daaw ak bërki waati daaw ci tendance yi ci croissance bi doo am benn yoon quel que soit aléas mondiaux yi am du am benn impact boo xam ne ci lecture budget di nga ko gis ndax au début ñoom ñu ngi doon wax naan table ci benn croissance su 1% toog nañu ba mu neex leen rek jóge ci 1% yokk ci ba mu yegg 5% ce qui veut dire que ni pour ñoom l'économie sénégalaise si diiru 2020 bi projeté jëm 2021 amul benn aléa extérieur boo xamee ni ralentir na ko wala amul benn événement majeur boo xamee ni bloqué na suñu croissance wala bloqué na suñu activité alors que ñun ñëpp xam nañu ni lu ëpp juróom benn weer ak lu teg réew mi doxul ce qui veut dire que ñu ngi am donc de manière évidente problème de sincérité wu budget boo xamee ni dafa war a recouper bëgg-bëgg ak taxawaay bi ak tolluwaayu réew mi
donc soo ko analyser noonu kon ñun sénégalais yi am nañu sañ-sañu laaj gouvernement bi ñu waaw croissance boo xam ne du dakk mukk depuis 2012 du ralentir au contraire day yokk at bu nekk budget boo xamee ne day yokk at bu nekk à contrario at wu nekk bëgg-bëgg liggéey gën a tar ci réew mi jafe-jafe dund gën a bare ci réew mi location bi gën a metti ci nit ñi am xëy gën a jafe faju gën a jafe y a une contradiction léegi da nga wax léegi ñu daal ci yokk lu toll ci 373,95 milliards de francs CFA est-ce que mu ñu leen nangul li nga xamante ne moom mooy mbas mi bokk na ci li tax ñu daal di yokk li nga xamante ne moom mooy budget bu atum 2021. mais xam nga problème bi budget moom xayma la mais li gën a am solo mooy li ngay xayma dafa war a réaliste mooy dafa war a ñu si sentir événement yi parce que tey jii bu ñu xëyoon suba ñu ne kat am nañu allègement ci suñu wàllu bor wala boog xéewal gu jéggi dayoo feeñ na ci Sénégal dina normal mu feeñ ci budget bi noonee mu normalé mu feeñ ci budget bi bu ñu amee problème mu récession économique ba pare am impact ci économie réew mi ba tax ñu ponctionné 1000 milliards yóbbu ko ci Covid bi bu ñu dee nit loolu war naa feeñ ci suñu budget bu ci feeñulee ça veut dire que ni quelque part am na noo xamee ni de manière mécanique moom la suñu état yi di fonctionner te luñ ñuy wax naan foofu la tolluwaayu réew mi nekk am nañu sañ-sañ ni en ce moment là réew mi tollul foofu loolu moo tax ñu leen di laaj souvent leen waaw li ngeen ñuy wax ci croissance ak yokkute te bu ñu duggee suñu kër xale yi ñàkk liggéey gën fa bare bu ñu dugg see suñu kër dund gën a metti bu ñu dundee suñu kër jafe-jafe yi gën fa bare y a problème y a problème donc te li am solo ci réew mooy que ni Assemblée nationale ak instrument de politique publique yu ñu yor dafa war a doon yoo xamee ne yu nit ñi mën a natt la yu nit ñi mën a topp la yu nit ñi mën a xool di ko sentir ci seen dund bu amee problème rek ci diggante bi ça veut dire que am na kuy nax moroomam donc suñu budget yi première réforme bi ñu war a def mooy jéem a ko def mu réaliste mu méngoog tolluwaayu réew mi te ñu jéem cee génne politique boo gisee ñu man may sama téere ma si doon wax naan il faut que ANSD ak yenn instrument de contrôle ak de natt de mesure suñu économie bi mu génn si loxo gouvernement bi nekk ci ay instituts indépendants wala ay structures yoo xamee ni ñoom moom seen cëggal guy c'est parce que dafa war a nekk dañoo soxla pour suñu économie ñu am un arbitre neutre ndax ki la lebal bët fa mu bugg xool rek ngay xoolee donc grosso modo boo gisee ni rek am nga problème déjà de fiabilité ak de sincérité ci sa budget li des ci sa politique publique yépp day daal di am problème. ba léegi dañuy des fi nga xamante ni moom mooy si pëcc ndaw réew ma ren bu ñu xoolee li nga xamante ni moom mooy marathon budgétaire bi mën nañ jàpp ni rek benn incident moo fi jot a am donc mën nañ njort ni niveau bi mi ngi yéeg ci li nga xamante ni moom mooy taxawaayu député yi ci assemblée nationale. En tant que député chaque jour nga doon bokk ci séance yi noo gisee li nga xamante ni moom mooy niveau bi wala bokk li nga xamante moom mooy taxawaayu député bi ci li nga xamante ni moom mooy ci année 2020 dafa mel daal ren bëru daal ay dóorante daal. bu fekkee na ngeen nattee ni assemblée mi ngi yokku mooy que ni déggoo fa xuloo xeex ya nga fa daan di dégg. parce que askan wi. mais ma tuuti rek dama bëgg man ak yow ñu àndandoo ak sénégalais yi te ñu def confiance intelligence aux sénégalais yi gis nga assemblée nationale. dafa am ay problème yoo xamee ni ci racine bi la nekk ci date ba c'est à la source fa la problème bi nekkee donc bu base bi yàqoo dina jafe loo indi ay correction dina manqué premièrement mooy tànn bi ñun parti politique yi ni ñuy tànnee moo jaaduwul moo dëppoowul ak mbir ndax yaa ma neex la yaa ma gën a déggal yow li ma bëgg moom ngay def moom la ñuy soxla majorité ak ñan ñu fay teewal foofu te loolu méngoowul ak mission bi ñu jox député pour mu topp pour mu inventer parce que lii ministre de l'économie et des finances di indi genre tendance la rek ñun député yi ñoo war a inventer loi de finances est-ce que débat yi nga fa gis nga débat wu inventé non débat wu approbation nga gis li ngeen def baax na jërëjëf président li mu fi liggéey kenn liggéeyu ko fi ñeneen ñi féete beneen boobu li ngeen def dara baaxu si dindiwu leen fi dara fa la yem alors que bu dee député
ci ni nga xamee noonu la ko suñuy charte ak suñuy yoon tëral moo dafa war doon nit koo xamee ni buñ ko indilee budget bi ba ni ko ministère nangami milliards lañ ko jox buñ ko nee ministre des mines wala géologie 5 milliards ak lu teg lañ leen jox mu ne leen du fi am ndax mënuñoo am géologie di exploiter or di exploiter nangam ba pare budget bi rikiki nii mu tawlee nii nañ xool quel est le problème de fond bu ñu gestoo ni am na ministère des infrastructures de 2222 milliards lañ ko jox ci ay autorisation d'engagement il y a un déséquilibre de fond bu am ci mbir mi bu dee lépp priorité la suñu réew pourquoi suñu agriculture nekk à 171 milliards ce sont ces questions de fond boo ko fa déggoon sa assemblée ñu évoqué fa nga ni kon dëgg assemblée bi mi ngi yokk jëm ca kaw tey jii boo jëlee problème de niveau bi bu ñu demee tànn ñi leen neex te am na ña fa nekk ci biir assemblée boobu te loolu critique boobu presque ci assemblée élus yi am ci Sénégal yépp la foo ci dem tànn wi dina doy waar boo xamee ni buñ dee 100 doo ci gis 20 personnes yoo xamee ni mën nañ def seen liggéey donc tey bu ngeen dee Parlement TV ñëw di wax ak un parlementaire dañoo war a dem fi nga xamee ni fa la mal nekk. léegi ci loolu laa bëgg ñëw boo xoolee ñi nga xamante ñoom ñooy député yi maanaam ñu leen fay yóbbee parti politique yi ñoo leen di investir askan wi daal di voter pour ñu dem fa léegi est-ce que mun ñu changer mode bu leen fay yóbbee léegi mu nekk loo xamante ne suffrage direct lay doon askan wi moo koy tànn mais pas le parti politique. non problème bi du foofu sax la ñu war a indi solution bi problème bi rek mi ngi nekk ci yow boo amee sa société saasum nga créer sa société du ku njëkk ñëw rek nga koy dénk bu dee société service wala muy entreprise bu mu mënti doon da ngay wuti ay ingénieur wala nga wuti ay économiste selon secteur bi nga xamante fa nga bëgg def sa activité noonee mu nekkee ci sa entreprise personnelle yaakaaru leen ni entreprise bi gën a am solo ci réew mi muy l'État le bien commun li ñu moom yaakaaruloo ni war nañ ci gën a exigeant fi ñu tooñee suñu bopp mooy bi nga demee ba nga xamee ni lii di charge député nga xamee ni sacerdoce la war a doon dañ ko war a corser dañu war a suivre déjà li nga xamee ni rek nekk na ci collectivité locale yi muy benn ci collectivité locale yi ñaari ñu bokk ndey ak baay mënuñu cee bokk jëkkër ak jabar mënuñu see bokk te boo demee ci loi yi dañ la boo amulee 21 ans mënuñu laa fal boo amee 18 ans ngay soogay am droit fal te pourtant de ci suñu biir kër yi am na xale yoo xam ne ñu ngi am 15 ans 16 ans ils ont une maturité intellectuelle pour nga mën a doon président de la République dañ ne la foog nga am 35 ans donc législateur bi mi ngi sóoraale ni li ñu am c'est tellement sérieux que bu ñu koy joxe dañoo war a xool exigence su ñu koy jox ak nan lañ leen koy joxe loolu moo tax sama gis-gis man ma jàpp ni suñu bëggee mucc ci loolu muy niveau de faiblesse su niveau boobu nga xamee ni mooy indi faiblesse su niveau de représentation bi mooy indi faiblesse su assemblée nationale parce que tey jii boo indee benn professeur d'université de médecine nga ñëw ko fekk ak benn élève lycée nga boole leen ci benn salle nga ni leen waxtaan leen médecine professeur bi du wax la muy jàngale élève 7e année yi daf koy indi wàcce niveau bi ba mu toll fi mu toll mu wax ak moom parce que sinon du ñu déggante donc il faut que ñun comme lii sacerdoce la yow ba ngay nekki ingénieur nekkoo ko woon pour dem nekki député da nga ko nekkoon pour liggéey dafa am engagement ak yëg-yëg boo yëg ci sa bopp ni moo tax ma ni naa nekk député wala naa nekk homme politique donc am nañu droit ñun sénégalais yi exigeant ci balaa nit di nekk député ñu laaj ko dara normalement boo amulee master waruloo mën a nekk député parce que li ñu lay laaj ci compétence ak synthèse connaissance yi maanaam imagine toi ministre des mines jàll ministre économie jàll ministre de la santé jàll ministre équité territoriale jàll ministre de la femme jàll nga war a wax ci loi yi wax ci code de la famille wax ci lu nekk il y a un minimum boo xamee ne foog nga am que dëgg-dëgg suñu bëggee sérieux suñu bopp pour que nit kooku mën a jouer rôle am je ne dis pas que ni ku amul diplôme waruloo ko def mais am na ci réew mi ñoo xamee ni amuñu diplôme waaye seen jaar-jaar wane na ni ñoom ëpp nañu député je donne un exemple très précis tey jii
ku mel na Serigne Mboup par exemple bu ni woon dafay présenter candidat am pour nekk député à l'Assemblée nationale Sénégal yépp dinañ xam ni bu indiwulee diplôme yi tamit kaang baa ngi fi jaar baa ngi fi yoon baa ngi fi donc li ñu war a am ñun mooy ñaari mbir yooyu si ñi jàng tubaab il faut que ñu exiger leen un minimum muy nga am sa master wala boog ñu jaar ci benn comité d'équivalence maanaam ay jaamburi réew mi yoo xam ne boo ñëwee ñu déglu la nga wax ñu xool sa jaar-jaar xool sa jëf-jëf ak sa man-man seet yow ndax man ngaa manuloo ndax xaayaan ku dégg séeréer suñu bëggee déjà équilibrer assemblée nationale mu doon barab boo xamee ni day doon luy sécuriser réew mi parce que gis nga législateur bi juumul ndax dafa ni foo concentrer pouvoir bu ëpp mu doon musiba ci askan wi mu ne nag pouvoir bu nekk dafa am nawle pouvoir bu ko war a contrôler il faut que assemblée nationale taxaw pour nekk en face au exécutif bi ba pare justice taxaw pour teqale cër yi. lu ñuy wax raw gàdd maanaam raw gàdd fi nga xamante ne mooy assemblée nationale est-ce que jàppoo ni dina tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy gouverner ñu mën a par exemple tey bu ñu amee benn loi bu ñu indi penc ndaw réew mi ñu mën ko voter mu jàll ngir ñu mën a doxal li nga xamante moom mooy seen politique publique léegi bu fekkee ni ñoom ak ñi nga xamante ñoom ñooy opposants yi ñoo xaw a tolloo doole wala ñoo tolloo lim est-ce que jàppoon loolu dina jur jafe-jafe ci li nga xamante mooy loi yi di voté. waaw gis nga majorité moom dafa majorité ci système démocratique la bokk donc il faut que ñu nangu ko mais imagine toi bu fekkente ni parti bu nekk seggloo nañ la dès le départ ba nga ka ngay tànn baax ba pare donc peu importe confiance bi sénégalais di déposer ci yow wala ci keneen te loolu aussi il faut que ñun sénégalais ñun politique yi ñu nangu sañ-sañu sénégalais yi. bu ñu wóolee nit ba dénk ko sañ-sañ bi ba jox ko confiance nu ci mënti toll il faut que ñu dénkul nangu dogal boobu ba pare adapté wu mais li am solo mooy peu importe que député bi jógee ci pouvoir bi wala mu jógee ci opposition bi mais na am un minimum boo xamee ni buy wax mu xam li muy wax buy défendre sénégalais yi mu xam ci lan la leen di défendre buy def préférence nationale mu xam lan mooy motivation yi bu ko gouvernement indilee projet mu xam lan mooy soubassement yi comme ça bu ñu ko indilee yoon woo xamee ni njëriñu Sénégal nekk fa mu xool aqulay taalaam ak li nga xamee ne mooy sacerdoce ak waru garam mu mën ni waaw wala mu mën a sañ ni déedéet et ça c'est extrêmement important je pense que ni mooy premier niveau bi nga xamee ni war nañ ko régler suñu assemblée suñu bëggee li ngay yaakaar ci assemblée bi ñun Sénégal yépp ñu yaakaar que moo di confiance ci sénégalais yi delluwaat ci assemblée nationale nit ñi commencé am bëgg-bëggu di déglu débat assemblée nationale mais soo amulee niveau ba pare ngeen bare ku nekk la nga am rek ngay duggee marché parce que tey jii koo joxul ku amul niveau bu ñëwee ñuy wax xam-xam loo bëgg mu tontu ko su fekkente ni dafa ni rek foog sama sëriñ ba ma yebal ci assemblée nationale bi yëg ni maa ngi fi wax ju bare la koy mottale wala ay saaga wala ay xaste donc foofu la problème bi nekkee et ensuite soo xoolee li xew ci àddina boo demee États-Unis boo jëlee ñaari chambre yi muy Sénat beeg chambre des représentants 500 et quelques élus la te États-Unis 318 millions la ñu donc ñoom am nañu benn élu pour 590 000 américains benn élu pour 590 000 américains ñun 165 députés lañu pour 16 millions presque kon ñun benn élu pour 96 000 sénégalais la donc te wér na leen yow bu dee démocratie américaine moo gën a dëgër moo gën a wér moo gën a dëppoog li nga xam ne moom la ñuy wax li naan rôle ak mission wu député donc bare ay député firiwul ni sa assemblée am na njëriñ donc moo tax ma ni la pari wu qualité bi il faut que ñun parti yi ñu ñaqu ànd ak nit ñi ni ñu demee ba ñun Sénégal yëpp ñu d'accord ni dañ lay bàyyi nga màgg ba am 18 ans ñu soogay nangu ni yow mën nga voter ñu ne dañ lay bàyyiwaat nga mûrir ba am 21 ans ñu soog a lay fal ñu ne du ñu nangu mukk nit doon président de la république du am fanweeri at ak juróom alors war nañu mën a yegg fulla googu war nañ ko mën a am ba ni léegi pour nga nekk député lii lañ lay laaj pour nga nekk maire
wala nga nekk élu ci conseil local wala conseil territorial lii lañ lay laaj et je pense que ni loolu ab révolution la boo xamee ni il faut que ñun Sénégalais yëpp ñaq suñu bopp def si bu fekkee nangu nañ ñu politique. pour mu mën a antu foofu ñu soppi li nga xamante ni moom mooy texte yi moom mooy texte yi nga xamante ni moom la ñu tënkee suñu réew ci loolu dañuy waxtaanee honorable li nga xamante ni moom la njiitu réew mi lancé maanaam ñu daal di suqaliwaat li nga xamante ni mooy suñu koom-koom mu jàpp ne suñu koom-koom dafa xaw a ndërmeelu te mbas mi daka daal di laal en tant que parlementaire noo jàngate li nga xamante ni moom mooy li ñu duppee résilience économique. xam nga ñun Sénégal lii ñu rey mooy dañoo ñeme ay tur parce que boo seetee ci àddina yëpp avec le changement climatique ku nekk ñu ngi naan il faut que nos cités soient résilientes il faut que la terre résiliente maanaam il faut que structure bu mu mënti doon moo xam ne établissement humain la moo xam réew la moo xam àddina bi yëpp la il faut que ñu développer ay réflexes wala ay comportement yoo xamee ni lu jafe-jafe tar lu crise métti lu changement climatique bi graaw a graaw dinañ ci mën a génn terme boobu ñëpp moom la ñuy woddoo moom la ñuy yeewoo moom la ñuy kaalawoo moom la ñuy doxee moo tax Sénégal boo déggee rek ñu naan de résilience économique mais nañ dem ci fond bi résilience économique dëgg-dëgg buy wax dafa war a fekk ni établissement humain yi nekk ci Sénégal yëpp muy dëkk yeeg gox xaat yëpp résilient maanaam il faut que mbënd mi lu ndox bare bañ a impacter nit ñi ba ñu leen di génne di leen dugal ci école yi il faut que lu mu taw nit bañ cee dee il faut que bu crise amee wala mbas am wala jafe-jafe am suñuy structure hospitalière am capacité absorber crise yi nga xamee ne dinañ ñëw waaye loolu ndax résilient nañu ñun bu ñuy waxtaan dëgg rek te wax te yàlla tax di waxal suñu réew est-ce que ñun jege nañu eru résilience sax ba yegg ci fin. est-ce que loolu moo tax njiitu réew mi ne na ngeen booloo moo xam ne si kujje gi moo xam ne si nguur gi ngeen booloo ngir ngeen mën àgg foofu. non loolu moom dóor la loolu mu indi moom dóor la non dóor la il faut que xam nga man dama soxla ci homme politique mu yëg ne ay nit lay waxal mu respecter intelligence su nit ñi parce que du rek politiciens yi ñoo jàng boroom xam-xam yi ëpp sax sip nañu politique bu duñ ci dugg moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu addina la moo xam ci jaar-jaar la non c'est fondamental parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni xubbul watan min al iman bëgg sa dëkk ci gëm yàlla la bekk Cheikh Ablaye mi ñu jàngal politique ñun dafa ni mooy sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan donc c'est capital mais comme c'est capital et c'est important parce que day indi sécurité réew mi ci la nekk koom-koomu réew mi ci la nekk liggéey beeg njàngum xale yi ci la nekk wér-gu-yaram gi ci la nekk alors ki koy def dafa war a sérieux pare respecter nawle bi nga xamee ni moo tax mu koy liggéeyal boo ko respecté doo jaxase carte yi parce que tey jii bu fekkente ni rek liggéeyal Sénégal moo tax waruñoo xaar ba Covid jot ñu soogay rendre compte ni obligation la si ñun que ñu liggéey réew mi non mais xanaa xamoon ni ab élection daf fi jaar ñu engagé wu ñun ñëpp y compris le président de la République ma fàttali la lenn ci ay kàddoom ni bis naka tey doxin bi dina soppeeku dinañu jël alalu réew mi ak mbiru réew mi jiital ko ci considération wu parti yi dinañ am reddition des comptes maanaam kuñ fi jox dara doomu koo mën a doon dinañ ñëw laaj la mbir mi foo ko téye mais yooyu bu fekkonte ni jëfe woon nañ ko si 2012 boobu te dëgërloo ko di dox ak moom ba ñu yegg si 2020 gi nga xam ne la Covid bi jot kon dinañu am plus de capacité pour def ci face donc li ma la bëgg a xamal mooy dafa yomb trop ci Sénégal ñu jël ay situation yu ponctuelles pour si def ci ay arrangement politicien dama lay laaj est-ce que politiciens yi bu ñu juboo dina tax dépense am kër ga est-ce que dina tax xale bi nga xamee ne mi ngi jël gaal gi di ba dem barsàq bàyyi ko il faut que ñu bañ a jaxase carte gi que Macky Sall bu juboo woon ak 100% wu politiciens yi taxul situation économique réew mi réglé te suñu muusee tuuti dañu xam ne suñu intérêt mooy il faut que mu am ñoo xamee ni ci biir opposition bi dinañ fa des di assurer une veille vigilante ci li ñu bokk ndax ñi yéen ay wax naan bul jël seneen yëpp dugal ko ci benn pañe
kon woote gii unanimisme bii ñuy woote c'est unanimisme de façade la réglé wul problème mu Sénégal ndax am réew ci ay charte lay dox mënuloo depuis 2012 nga tabax système boo xamee ni pour mu permettre la nga gagner ay élections maanaam changer nga sa fichier na mu la neexee jël nga say carte électeur jox ña mu la neex wëlbatiku dugal sa parrainage na mu la neexee indi sa caution na mu la neexee bundaxataal ñenn ñi na mu la neexee defe ñenn ñi ba ñenn ñi génn réew mi ñenn ñi ñu yóbbu leen kaso nga organiser say élections ba mu pare waaw boo defee li ngay def ba pare après nga woote nii nag léegi pour gars yi ñëw leen ñu waxal réew mi non sérieux wul déjà par rapport ak sénégalais bi nga xam ne observateur la sérieux wul par rapport ak yow miy jëf ndax la doon faratam mooy keroog ba nga xamee ne Covid bi dugg na ci biir réew mi ndax gis nga benn opposition bu bañ ñu àndandoo def benn pour xeex Covid bi ñëpp d'accord parce que lii farata bu taxawee doo soxla woo kenn wala boo yuuxoo rek ñëppay ñëw leneen li ci des yëpp cosmétique la xam nga sëñ bi dañ di am réew 1960 la ñu wax ni gat am nañu indépendance bien que man mii dama jàpp ni indépendance par procuration la mais au moins 1960 ci texte yi lañ ñu ni ñoo moom suñu bopp depuis 60 ba 2000 ñu ngi ci 2020 ren jii ndax def nañ fi lu war a tax xaleel judd fi ba pare am fi yaakaar ni bu toogee ci réew mi dina fi mën a tedd. loolu dañ ci desandi ndax bu ñu xoolee 1960 ba léegi yéen seen nguur jaar na fi donc mën nañ jàpp ni li nga xamante ni yembul ci 2020 bi ñu nekk la ma tax yembul woon ci li nga xamante ni bi ngeen nekkee ci nguur gi la yéen. ban nguur d'abord parce que lii ma lay wax nii génneewu ma ci sama bopp dama ni 1960 ba fi tey laa la wax génneewu ma ci benn at te pour ce qui me concerne man Cheikh Bamba Dièye maa ngi ci gouvernement bi de 2012 à 2014 la ci sama responsabilité dinaa ko gàddu te bokkuma si nit ñi nga xamee ni dinañ daw seen responsabilité ci dara mais lii ñuy wax nii jël na parti politique yi jël na régime ak appartenance yi c'est la classe politique moom laa interpellé sama bopp ci biir li ñu war ñun mooy il faut que ñu taxaw bàyyi tëñëx bi te taxaw xoolaat suñu bopp xam ne suñu société bii ñu nekk nii fa mu waroon teg tànkam tegatu fa tànkam d'abord du point de vue des valeurs et de la conception dafa am hiatus maanaam différence bu rëy bu am ci li ñuy jàngale ñun ci suñu biir ndax ku ci am sa doom da nga ko yar ci njub ci def lu baax ci bañ a fen bañ a dugg lu sa yoon nekkul mais dès l'instant que ni dugg nañu ci biir politique rek day mel ne valeurs yooyu yëpp dañ koy jël sànni sa biti cassure boobu la ñu war man ak yow ak citoyens yi ñuy seetaan yëpp refuser ndax boobu du sénégalais ñun sénégalais yi liñ ñu jàngal ca biir kër ga moom la ñu war a daawoo dugg ak moom ci biir assemblée yi dugg ak moom ci biir gouvernement bi jëfe ka ndax moom la tax baay ak ndey yi doon ñu ko yare démb te loolu li indi hiatus boobu ak séparation boobu mooy que ni suñu patrimoine culturel bopp la ñu nanguwul assumer suñu identité bopp la ñu nanguwul assumer te loolu ma nga yàqoo ca indépendance yi ak nañu songee les premières heures de l'indépendance parce que Winston Churchill dafay wax ni plus tu sauras regarder dans le passé plus tu sauras voir dans ton futur te nag sa ndëgër laayu tey yaa ngi koy am ci kaw wéeruwaay bu wér boo am ci say mbiri démb ak bërki démb ndax wolof nee na sax ku wéeruwul yomb ba max mbokk yi yéen a ngi teewlu seen émission bu ñu duppee parole aux députés tey jii nag ñuy dalal ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Abiboulaye Dièye ñu gën ko xam ci Cheikh Bamba Dièye honorable ñu daal di gis li nga xamante ni moom mooy élection locale yi ñu war a am ci mars 2021 daal di nañ ko dàqaat ba tey kenn xamul suñu élection yi ban bis la en tant que député noo jàngatee loolu. waaw ñun ñëpp dañuy àndandoo ñun Sénégalais ñu jàngat mbir mi gis nga li tax yonent bi daal di wax naan bu ngeen dee jaayante bindi leen dafa wax ni doomu aadama moomul di tañax yi homme politique yi dañu war a jàng bu ñu tëralee ay charte ak ay yoon
jéem a góorgóorlu méngale seen comportement ak cadrage institutionnel yi nga xamee ni ci la ñuy nekk. j'ai homme politique bu xarañ mooy ki nga xamee ne day fekk état bu organisé wu mu dugg ci biir charte yeeg arkaan yi yam ca biir ca prérogative am ba pare def xar baax maanaam génn réew mi ci ndóol indi développement ba pare bàyyi fi ay institutions yu wér. ñu ngi doon wax sànq ci ni nga xamee ni noonu la ñuy organiser ay élections ci Sénégal junj naa la référendum ba kàddu ga toxu woon ba tax ñu indil ñu référendum wëlbatiku jël suñu ay 50 et quelques milliards dugal ko ci ay fichier électoral indiwaat ñu ci parrainage wëlbatiku songu opposition bi tasaare leen ñii ñu yóbbu leen kaso ñii ñu exiler leen discriminer mbir yi et malgré loolu lépp résultat yooyu nga xamee ne dañ koo booster maanaam dañoo doppe résultat yi génnewu lu dul rek 57% wala 58 wala 59% bu la neexee mu xaw a demee ni ñaari sénégalais yoo jël kenn ki nee na waaw kenn ki nee na déet situation yi dem noonu acteur politique boo xamee ni jàppaloo ni démocratie mooy respecter règles yi lu dul rek dañ la ko yombalal ci kaw assemblée nationale parce que ñu ngi wax ci affaire parlement boo xamee ni dafa wàcc yoonam jébbalu ci kaw ay institutions yoo xamee ni defatuñu seen liggéey lu mel ne conseil constitutionnel wala système judiciaire boo xamee ni gaañ nañ ko gaañ goo xamee ni arbitre neutre bi mu war a doon mënatu ko doon ba teeyal na xelu nit ñi ci ay décisions yi muy jël environnement bu mel noonu acteur politique bu ñu ci bàyyi ba nga jël ci say habitude du yomb ci yow nga convoquer collège électoral pour di def ay élections lu dul rek dem nga ba arrangé waat système bi ba mu wér ni la boo fëggee ni leen ay wala ñu élection réglé nga ko avant imaginez xeetu régression bi Sénégal dugg bu ñu sàgganee jóge ca code consensuel u Abdou Diouf ba yegg si réew moo xamee ni acquis démocratique bu ñu amoon ñàkk nañ ko ci kaw tappale ci kaw bëgg lu yomb ak ci kaw sama bëgg-bëgg mooy priorité ci architecture institutionnelle bi mooy priorité ci loi yi mooy priorité ci charte fondamentale bi donc dans de telles conditions xawma kan lay jaaxal waaye man Cheikh Bamba Dièye du ma jaaxal benn yoon que tey jii naka jekk lii moo taxoon ma bañoon bokk ci dialogue national bi ndax man bokk naa ci ñi nga xamee ni ci Sénégal bokkuñu ci dialogue A bokkuñu ci dialogue B parce que simplement je voyais venir damaa gis ni élément wu dóor yi mi ngi ci woon dès le départ am na lu ñu namm am na lu ñu bëgg il faut que ñu siffler bu ñu siffler multitude de partis yi nga xamee ni kenn mënu leen a qualifier kenn mënu leen a féeteel boor ñu bare dañoo féete boor bi te fekk ca boor bee la ñu nekk ñooñu ñëpp ñooy brouiller message bi de telle sorte que ni ñu wootal Sénégal yi boole ak battage médiatique bu jiggi dayo ba kenn dootul déggati dara naan dem leen dialogue gi dem leen dialogue gi mu mel na ni dañoo nekk ci simbu bu tas alors que dans un état moderne principe bu dialogue yi loi yi daf ko jëlaale en charge ndax dialogue dëgg-dëgg bu ñu koy wax institutionnel moo tax ñu ne leen ku nekk demal wuti parti politique ku nekk demal ci ay élection ñu fal ña ngay fal ngeen dajaloo bu ngeen demee ca pénc ya ngeen dialogue fa boo demee ci assemblée territoriale yi dañ fa war a dialogue nga ñëw ci assemblée nationale ñu war fay dialogue mais Sénégal du ñu defee noonu dañu am mbir yi du ñu def lu ñu neex bu ñu demee ba mbëkk miir bi daal ni ay wagaay nañ dialogue mu mel na ni lañ doon wote ak nañ ko doon woteeg institution yooyu ñu amoon amul benn njariñ et ça man Cheikh Bamba Dièye je me le refuse et dama bëgg aussi sénégalais yi ni ma leen waxee ni jikko yi ñu yare ci biir kër yi ngalawaay bu ñuy génn di dugg ci arène politique bi nañu tukkee ak moom buñ ko bàyyi ca biir kër ga ndax damay politique tabaxul réew damay politique mooy que ni citoyen bi jox na boppam droit fen ci Sénégal jox na boppam jël alalu réew mi jox na boppam dóor jox na boppam caaxaan te yooyu moom laa leen indil muy moo yi nga xamee ne muy feebar yi nga xamee ne moo gàllankoor Sénégal muy bëgg lu yomb daw res fan sàcc faral tooñkat
dañuy des li nga xamante ne moom mooy boobu lay dialogue gis na ni yow bokk ci dialogue bi te wax nga léegi lan moo tax bokk ci dialogue bi waaye jàppoon honorable yéen ñi nga xamante yéen représenté askan wi ci pencu ndaw réew mi nguur gi bu wootee dialogue est-ce que mu war a woon am benn njort bu rafet rek ne xaar ma dem bokk fekkee waxtaan wi. pourquoi ngeen bëgg naïf Sénégal yi dafa mos a muus pourquoi Sénégal yi léegi bëgg naïf non mais sëñ bi yow da nga am say loi yow yaa voté say loi bopp yaa voté sa constitution dañ lay yee ab dimanche pendant loolu lu ëpp loolu 21 jours ñu lay yuuxu ci rajo bi naan la lii la ñu bëgg lii la ñu bëgg ba nga tànn ci benn choix ni nii la mbir yi war a demee yow lii la war a importer yow sénégalais bi mooy ndax la nga voté woon yow ni nii la war a doxee ndax ñu ngi koy jëfeem déet ndax dialogue gi bokkul ci code yi ndax yow ba ngay décider wax nga fan la ñu war a dialoguer ak lépp organiser nga ko waaye yow boo muusee di responsable ndax di nga nangu fi nga leen woo ñoom wala ñoom fi ñu la woo ba nga fekk si leen fa nga signé leen que ñu toog ba mu neex leen di loolu sànni sa géej di la woo ci loo xam ne yow kenn convoqué wu la ci donc il faut que ñun sénégalais yi ñu exigeant ci suñu ay njiit te bañ buñ gaa yi tëggee rek ñu wàlli ji parce que ñun ñoo leen koy yombal parce que tey jii nan la nit di wooteel dialogue te équilibre institutionnel yi nga war a am ci sa réew jëfewoo ko defar ay élection nee na ñooy la ñuy waxoon ni moom loo leen tax ñuy wooteel dialogue mais li ñu war a corriger ci élection yi lu waay gàtt xel ci politique waxuma sax homme politique yi mais citoyen bu nekk boo ko woowee en 10 minutes dina la indil projet de loi boo xamee ne wala proposition de loi boo xamee ni dina régler le problème alors pourquoi ñu bëgg ñoo perte loo suñuy temps xam nga dama tuddoon sànq léegi benn buntu après nga tëj ko ni dañ koy ubbiwaat muy suñuy politique publique de 1960 ba fi tey ba suñu jon yàlla tey jii am réew bu fekkente ni xale bu judd woon 1960 tey jii am na 60 ans mu kallaf la presque 3e âge la bu wér ku judd woon 1960 tey jii 3e âge nga kon ñun yore nañu sénégalais mu am benn at ba mu am 60 ans ñoo organiser léppam waaye bi mu demee ba am 60 ans jur am na fi ay jabar jur fi ay doom ba doom yooyu am fi doom ba ci biir njaboot googu am ñu xëy suba ni hey maam bàyyi gedd naa réew mi maa ngi dugg ci gaal goo xamee ni sans gagne sans perte la te li ëpp sax bu wóor na ni mën naa perte waaye jaral na ma ko loolu ban message lay signifier ça veut dire que ni maam yow mi nga xamee ni yaa judd après indépendance baay yow mi nga xamee ni ci biir indépendance lañ la yare ak ndey yow mi nga xamee ni ci biir indépendance la yare fa ngeen waroon taxawu leen fa la ngeen waroon def ci réew mi defu leen ko na ngeen ñu waroon taxawale ba créer espoir ak yaakaar gu war a tax bu ñu jàngalee ba ñu taxaw ñu bëgg a tedd fii tekkee fii loolu amul ci réew mi c'est un message qui est effroyable. gis na la si péncu ndaw réew mi nga daal di ci kàddu daal di koy loolu li nga xamante ni mooy ndaw yu loolu ci li nga xam ne moom mooy mbëkk mi est-ce que mën nga ci ñëwaat. xam nga ndaw mooy gànjaru réew c'est notre plus grande richesse du or du dara parce que am na ay réew yoo xamee ni désertu kese la mais am ay nit yoo xamee ni formé nañ leen ndax Sëñ Tuubaa dafa ni wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksfin fasal nee na ku aju si ko mat dal di mat ku aju si ko des dal di des cette richesse nga xamee ni un jeune qui a 18 ans 20 ans 25 ans 35 ans nga xamee ne amul lu mu mënul def ci àddina bu ñu dee 250 dugg ci biir gaal ga dem ba ci biir géej ga toj c'est une perte boo xamee ni kenn mënu koo envisager c'est indescriptible comme violence c'est le signal le plus évident qu'on n'a rien foutu de ce pays et excusez-moi de ce terme-là ndax kenn bëggul ku la gën waaye ku nekk bëgg nga jur doom mu gën la
kenn bëggul ku la mujje àddina waaye ku nekk bëgg nga sa doom mujje la àddina. Qu'est-ce qui nous est arrivé lan moo ñu dal ba nga xamee ne suñuy doom di ñu njëkk a dee donte sax faatu doomu aadama ci loxo yàlla la nekk waaye nag ci mag lañ koy gën a yaakaar que si ndaw goo xamee ni lu nekk yaakaar nga ko ci moom. bu ñu gisee ndaw yi di lool ci li nga xamante ni moom mooy géej bi ci géej boobu nag ñu am ci ay accords yu ñu signé entre réewum Sénégal ak Union européenne mu toll ci koppar bu bëri ci ay milliards ñu ngi naan réew mi amul liggéey ba ndaw yi di génn réew mi di dem ñu wàññeeku gis ñuy signé accord entre yeneen kuréel député bi nan la si mën a lan la ci war a mën taxawee. xam nga loolu mooy toujours sempiternel problème bi ñuy tudd parce que yaa ngi naan milliards yu bare mais 10 milliards kese la 10 milliards pour 58 750 tonnes de poisson boo xamee ni boo koy jaayee fii ci marché jigéenu Sénégal boo jël dinañ la jël lu mu yomb jar 2000 wala 3000 francs le kilo à 3000 francs le kilo c'est 190 milliards bu demaan ba France jën boobu dina fa jar plus de 300 milliards waaw nan ngay jël loo xamee ni yaa ko moom yàllaa la ko jox muy jar entre 190 ba 300 milliards nga dem maye ko ci 10 milliards ba pare ñëw di wax naan ngóor nga am nga di wane jàmbaare affaire bi def am nga du non y a plus que problème y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays non doo comprendre daal doo comprendre parce que y a un minimum de patriotisme un minimum de sentiment d'appartenance boo xam ne bu nekkee ci yow waaye man gisuma tubaab ban tubaab moo ma war a yeb man ba sama luy jar 190 milliards nga mën a wax bi jël ko ci 10 milliards dem sa yoon loolu fan la mën a nekkee te loolu benn cas la ci secteur boobu et je te dis que ni à Saint-Louis soo fa indi woon 2000 licences de pêche di ko jaayee 1 million de francs dinañ ko jënd quartier boobu ma juddoo loolu ñu naan dañoo pauvre yëpp dinañ la ko jëndal ça fait combien 2 milliards waaw muy 2 milliards au bout de 5 ans ça fait combien du 10 milliards waaye ñun suñu ay doom ñun bu ñu demoon ci Mauritanie jël 10 milliards jox ko waxuma la état Sénégal fay ko de mais ñun pêcheurs yu Guet-Ndar yi dinañ ko fay te bu mool bi gisee boppam ci géej gi kan mooy demati parce que pour dem géej il faut que nga am mool bu mat non pas moyen foog nga am mool bu xam yoon wi bu mën a capitaine gaal mais bu capitaine bi dematulee parce que gisatu ci intérêt parce que am na intérêt ci jën bi kan mooy demati donc le problème de fond mi ngi nekk ci nit ñi ñuy tànn ak qualité yu ñuy am la waay lu baax li nga xam ne dañ ko amee ci suñu biir kër yi bu ñuy tukki du dugg ci arène politique bi dañuy tukkiwaale ak moom bu ñu tukkiwaale ak moom ngor gi day taxaw kaddu gi day taxaw fulla gi ak fayda gi nga war a défendre say mbokk ndax kenn du génne ci sa biir kër ñu ne la défendre sa waa kër ngay sàggan ba jàmbur ñëw di leen jaar sàkk wala di leen def leen lu war donc dans ce cas précis li tax lan moo tax li Union européenne def ñëw ci Sénégal ak Mauritanie jël 10 milliards jox leen ko lan moo tax Sénégal mënul jëm Mauritanie jox ko 10 milliards am fa 58 000 tonnes 58 000 tonnes yooyu dina tax benn xaleel dootul génnati en attendant ñuy wut d'autres solutions structurelles pour créer de l'emploi dans ce pays mais déjà pour fermer hémorragie boobu moyen ak solution wa ngoog. honorable dañuy waxtaan li nga xamante ni moom mooy sa parti politique di Benno Jubal jamono bi fu ngeen toll si seen liggéey. comme fii parti yu bëri toll maanaam jàngat réew mi gannaaw bi ñu génnee ci élection yi ak li ci xew yépp natt suñuy bopp nag te xam ni tey la waalo gën a ay ci pasteef gi ak pas-pas yi ñu am pour indi suñu contribution ci Sénégal ndax man dama bokk ci Sénégalais yi nga xamee ni dañoo gëm ni li ñu naan le projet national il faut que ñu refonder waat ko ndax la citoyenneté bi nga xamee ne mooy clé de voûte bi tax nit ñi di nekk nit ba mën a participer ci seen développement réew participer ci xeex bi ñuy war a xeex pour génne fi lépp lu bon samp fi lu baax loolu kenn du ko judduwaale dañ koy tabax ci yow et l'État
la société a perdu ce combat-là depuis très longtemps. Il faut que ñu regagner waat combat boobu ndax mooy def nit ñi nit ndax Kocc dafa ni doon damel doon teeñ nekk nit ak a gën man je revendique avec le FSD/BJ nos valeurs ñun dañoo gëm ni li ñu war a am ci politique bu fekkente ni jub moo ñu tax duñu ko am ñu ñàkk ko moo ñu ko gënal ñun dañoo gëm ni li ñu war a tekk ci politique bu fekkente ni bañ a mel na nit ñi ci ñàkk sàmm seen kàddu ak di waaw déet waaw dugg ci bëri ko dawlin génn te doo ci tax mooy tax nit di ko nekk je refuse d'être quelque chose ndax la bëy doon dunde ba sax sikkim war naa mën a continuer la ba dee et je crois que les Sénégalais aussi avec moi doivent être aussi exigeants dañoo war a commencer gëm suñu bopp ci ni ñuy yare li tax ñuy topp Sidi Hadj Malick di topp Cheikhina al Qadim nafa an allahu bi barakatihi ak kilifa yu tedd yi nekk ci réew mi jukkaloo ak mbaax googu képp koo xamante ci acteur politique yi wala acteur public yi nanguwoo ko jël mu habiller sa comportement habiller sa manière de gestion ak habiller sa gouvernance bu yeboo ñu taqalikoog yow te xam ne fa ñu jëm ak yow njëriñu Sénégal nekk fa et le FSD/BJ bu wéeroo si li ko Cheikh Abdoulaye Dièye jàngal mooy sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan nous revendiquons cela bari naa ñoo xamee ne dañuy wax naan non kuy politique noonu doo mës a am dara je préfère ne rien avoir et ensuite interpeller les Sénégalais si seen responsabilité laaj leen ñoom en réalité ndax ñoom bëgg nañu dara parce que jàpp naa ne un Sénégalais ca na ma ko déggee bu bëggee dara du nangu ko yëpp du nangu ko dóor martu du nangu ko sàcc du nangu koo xamee ne du wax dëgg tubaab yi dañuy wax naan gëmuñu yàlla dañuy wax naan baaxuñu mais ñoom am nañu fulla ci seen bopp benn njiit du leen sañ a fonto du leen a sañ a fowe du leen sañ a sàcc du leen sañ a fen te ñun ñooy wax ni ñun ñooy ndonay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala ñooy ndonay Seydina Isa donc je pense que ni li ma lay wax naan ñu réapproprier suñu bopp ndax la maam Cheikh Ibrahima Fall doon wax démb naan jëf jël ñaq tedd loolu la ñu war a habiller waat mu habiter suñu fonctionnalité de tous les jours ñetti mbir yi mooy yi nga xamee ne ñun fa la ñu wéer suñu tànk te yaakaar nañ ni di woo Sénégalais yi pour ñu fekk suñu ci loolu benn am réew suñ ko bëggee tabax il faut que ñu tabax ko ci méritocratie il faut que mu am la certitude de la sanction pour képp koo xamee ne wàcc nga si yoon gannaaw ci loolu il faut que ñu fexe ba képp koo xamee ne dans tes fonctions publiques fen nga ci ba mu wér ni fen nga ñun ñëpp ñu àndandoo taxaw ci ba ñu folli la si nga ñetti principe yooyu suñu ko téyee suñu réew méritocratie certitude de la sanction faire démettre toute personne qui aura menti dans l'exercice de ses fonctions publiques suñu amee yooyu je pense que ni on commencera à construire cette citoyenneté et ñun ñëpp dinañu àndandoo ñu liggéey réew mi nga xam ne moom la ñu bëgg ci fii. honorable xam naan waxtu bi xaw nañu xoj wax dañuy waxtaane li nga xamante ni mooy seen diwaan di Ndar Géej nekkoon nga fa maire ban ambition nga am ci Saint-Louis du Sénégal. xam nga nit ku nekk fa ñu tegi laaxu ngénteem dans la territorialisation des politiques publiques la ko war mooy mu dem foofu mobiliser énergie yi nga xamee ne Sénégal def na ko ci moom mobiliser xam-xam bi que Sénégal def ci moom mobiliser mbaax gi que waajur yi def ci moom pour suuxat bay yaatal pour dekkil loo xamante dina amal njëriñ nit ñi foofu tant que maa ngi dund tant que maa ngi am capacité ci sama xalaat ak sama man-man tant que sama borom ma ngi ciy suturaal du ma mos a tayyi di sàkk ay pexe pour dimbali samay mbokk dimbali sama dëkk dimbali sama réew li muy tekki moo di tant que maa ngi nekk acteur ci biir acteur politique yi élection bu mën a am ci réew mi dinaa ca bokk élection bu am ci sama gox nga ma juddoo dinaa ca bokk ndax jàpp naa ni lu waay di xam ak di ko yéene ci Ndar boo ñëwee fii di nga fi fekk lu ko ëpp ndax fa laa dëkk fa la samay maam ak samay maamaati maam dëkk et je pense que ni cette ville mérite 10 000 fois plus et mieux que lii nga xam ne moom lañ koy offrir ci jamono changement climatique jamono exploitation pétrolière boole ak ay accord de pêche yoo xam ne dafa jéggi dayoo tuddal naa la fi géej gi su gàtt tuddal la fi exploitation pétrole muy utilisation ressources publiques yi tuddal la fi décentralisation ci wàllu territorialisation des politiques publiques te nag lu waay
ñàkk xam Cheikh Bamba Dièye di nga xamee ni lii mu lay wax ni lu mu maîtriser la ndax dëkk boobu nekk naa fa maire juróomi at te liggéey naa fa loo xamee ni Ndar yëpp laa jël seede ak Sénégal depuis 1872 10 août 1872 maire tubaab ak bu ñuul laa ci yemale kenn ci ñoom liggéeyu la mu fa liggéey ci juróomi at yi te loolu je l'assume et doomu Ndar bu nekk mën na la ci teg taxaw alors am nañu problème parce que apparemment li tax ma ne la jukko yi nañ ko indi mu dugg ci biir politique bi ndax bu ci nekkulee xaalis dina wëlbati nit ñi ndax wolof nee na kuy bëgg a lab ku la tàllal jaasi nga jàpp ci et dans un environnement de pauvreté la citoyenneté et la démocratie day fragiliser wu parce que citoyen bi war a moom boppam pour mën sañal boppam du moom boppam bay sañal boppam te bu vote jotee majorité dina génn te en réalité du la majorité positive bi waroon génn su fekkoon te ni réew mi taxaw na. yaakaar naa ni waa Ndar Géej dégg nañ la honorable dañuy koy jeexalee ci li nga xamante ni moom mooy deuxième vague bi di coronavirus alors bi nga xamante ni ñëw na Sénégal bett na lool ñëpp daal di booloo daal di wax daal di jël ay mesures pour mën a dakkal li nga xamante ni moom mooy coronavirus ñëwaat na ci réewum Sénégal noo jàngatee deuxième vague bi di ko. deuxième vague bi moom kër docteur ñoo ñu njëkk a avertir addina yëpp xam nañu ni deuxième vague dina ñëw te wax naa ko dinaa ko waxaat dañoo war a sant yàlla ñun bi nga xamee ni ci première vague bi conséquences yi ñu ci doon xaar ci ni mu grave ñëwul yàlla defal nañu ci sutura waaye du suñu jàmbaare ndax non c'est la réalité amuñu structure sanitaire yu war a mën a dékku feebar bi bu ñëwoon fañ ko natte woon amuñu organisation amuñu résilience entre guillemets bu war a tax ñu war see mën a mucc xëy na ay conditions yoo xam ne échappé na suñu analyse ñëw na te yàlla na fi sax yàlla na gën a yaatu ba deuxième vague bi bañ ñu indil jafe-jafe yu ëpp ya nga xamee ne première vague bi indi na mais liñ ci war a jàng mooy Covid 19 bi feeñal na suñu ay sikk si suñuy indiscipline feeñal na suñu ay sikk si ñuy exploiter pauvreté nit ñi pour dóor feeñal na suñu ay sikk si insuffisance yu ñu am ci suñu système sanitaire feeñal na suñuy sikk ci qualité de transparence bi ñu war a am ci utilisation wu ressources yi ñuy am te Sëriñ Tuubaa nee na ku sa bopp di metti ngay faj sa tànk bu yàggee di nga am feebaru bopp am feebaru tànk. jërëjëf honorable mun na ak mbégte seq waxtaan ak Cheikh Abdoulaye Dièye waxtu bi moo ñu fay da lay bàyyi rek nga nuyoo jox sa kàddu bu mujj. sant la bu baax saa an yow ak équipe bi ngeen àndal yëpp ak waa Parlement TV di wëlbatiku ci Sénégal rek ni développement ak démocratie moo yar xaleel ñoo yem doo teggi sa loxo doo ko soreel say bët comme réew mi ñun ñoo ko bokk dañ ko war a jël def ko priorité ndax lu fi waay mën a am mi ngi sax mi ngi am maanaa su fekkente ni réew mi ñu bokk ñoŋ na su fekkente ni koom-koomu réew mi taxaw na bu fekkente ni bërëbu attekaay yi ak bërëbu jëf yi ku nekk yaa ngay def sa warugar te bañ a empiéter ci responsabilité sa nawle te yooyu mooy l'œuvre de construction nationale bi nga xamee ni sama warugar la waaye suñu warugar la gën a doon kon li ci war ci jamono yi mooy situation bu ñëw ci yéen def leen takk analyser leen ba pare téye te bu élection jotee ngalawaay bu leen fëkk yóbbu bu leen sabar yi yóbbu bu leen xaalis bi nga xamee ni kenn xamul fu muy jógee yóbbu ndax benn bu si nekk bu leen yóbboo rek ngeen vivrat situation yi ngeen def nii ñaq leen seen bopp takk leen seen fut ak seen fulla ak seen fayda ba bu tànn jotee ngeen dox ci biir réew mi ràññee ñaka jar ci seen jëfi démb ak seen jëfi tey ci seen waxi démb ak seen waxi tey yi méngoo ak aussi sincérité wu engagement bi ñu am ngeen jox leen seen loxo te réew moo xamee ni am na Sidi Hadj Malick am na Khadimul Moustapha am na Mawlana Cheikh Ibrahim am na Limaamu Laay wolof dafa ni fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp-tepp il ne faut pas qu'on vous fasse croire que ce pays est dépourvu d'hommes de valeur et de femmes de valeur ñu ngi fi te tey la waalo gën a ay il ne demande qu'une chose que ngeen déposer seen confiance ci ñoom te bu ngeen ko defee jàpp naa ni li ngeen bëgg di ngeen ko am te dootu leen sonnati
jërëjëf honorable député vraiment honorable kontaan nañ trop wax seq waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moom moo doxalin réew mi ak lépp jëm ci penc ndaw réew mi mbokk yi mu nekkoon seen émission parole aux députés te nag ñu doon dalal ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Abibulaye Dièye ñu gën ko xam ci Cheikh Bamba Dièye di homme politique waaye itam di secrétaire général parti bi de Front pour le socialisme et la démocratie bu benn jubal nekk itam koo xamante ni dañ ko ràññee lool ci li nga xamante ni moom mooy politique réew mi waaye itam doonoon maire bu Ndar Géej di Saint-Louis du Sénégal mbokki di leen gërëm bu baax a baax laataa may tàggu yéen damay remercier sama caméraman yi di Raoul di Dame Mbaye ak Daouda di remercier bu baax a baax suñu PDG di Waly di monsieur Faye moom aussi mu jàpp na si émission ba mu yemb di nuyu ki nga xamante ne mooy suñu assistante de Cécile di nuyu Mariama Sadio Massali ak Janga Dia mbokki di leen gërëm bu baax a baax di leen jox rendez-vous benn yoon incha allah rabbi